del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum internet Feeling Dakar comme ni ñu leen ko waxee saa su ne rek mbégte la ñuy àndal di teew fii jàkkaarloo ak yéen ngir andil leen loo xamante ni nii daf leen di neex tey nag dama dalal koo xamante ni nii daanal la ci wàllu bu muy yëngu waaye tamit nit ku ñu jox cër nit koo xamante ni tey du comme ni ñu koy waxee rek du nitu bruit du nitu buzz aussi dañ koy daal di nuyu muy Baye Bass. maa ngi leen di nuyu tey wax yéen internet Feeling Dakar asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu te di leen ñaanal jàmm biir jàmm biti yéen ñi nekk fii ak yi nekk bitim réew maa ngi leen di nuyu. jërëjëf. amin gis ngeen ko noonu Baye Bass la ñu dalal tey fii ci biir Feeling Dakar comme ni ñu koy waxee rek mu ngi nii wax ji dal na wax ji tey na léegi ñu gis Baye Bass ñu am question boo xamante ni bëggoon nañ la ko laaj muy tey da ngay gis ni que théâtre yi bëri na wala téléfilm yi bëri na ñu gis ci ay scénario yoo xamante ni bëri na ay dérives yu si nekk bëri na ay yoo xamante ni seen ay scénario nekk na loo xamante ni dañ koo ŋaññ tey en tant que koo xamante ni doyen nga ci wàllum théâtre lan nga ñu mën a wax ci loolu. xanaa bala maa door rek ñu bu nee doyen ci wàllu théâtre ñu jéem a tuuti xam di mën a teqale maanaam lii maanaam di théâtre ak téléfilm téléfilm dafa gën a jige àdduna li xew ci àdduna lay wax c'est la vie de tous les jours amplifiée c'est le film waaw théâtre la moo tax boo nekkee ci théâtre tu es un comédien tu es un metteur en scène mais boo nekkee ci film tu es un acteur tu es un réalisateur bon acteur mën naa dox ci mbedd mi sax gis koo xam ne kii gis naa ko ci suñu film moo woo ko ci mu tudd ci film sa lañ koy wax loolu lañ koy def loola donc ñu nekk ci jamono boo xam ne bii it nañ ci doxe ak xel ñu doxe ci ak xel ndax li xewoon ci man ba may door ba nekk fi mu nekk xewul ci ñii amaana sax ñii tey ji bees xamul woon ñun duñ doon dund ndax bi ñu door ñun benn télé moo fi ne woon kon li ñu doon jouer sur scène di tukkee di ñëw moo gënoon a ëpp li nekk tey ci télé donc différence boobu il faut que ñu jéem ko xam nag ce que c'est un film ay fiction la du ak dëgg fiction la léegi booy dem ci théâtre dañuy wax naa joue le rôle de Lat Dior parce que benn histoire Lat Dior ñu def ko ñu répété ma def ko mais quand tu es dans un film c'est différent film nag ça dépend ci producteurs yeeg nañu toog ak nañu xoolee seen film man duma leen mën a ŋàññ parce que amoon na jamono ñoon xëy ba ñuy toll di théâtre dañ ne boo xisee ba taxaw ci théâtre ba yor micro mel na ni kuy waxal sa baay mbaa kuy wax sa sëriñ bokkul ak léegi jamono ji nag dafa soppeeku waxuma nag pour tooñ kenn waxuma nag pour xas kenn waaye tey bu fekkee ne dañu xool ci Sénégal tu vois une autorité bu ñëw taxaw na nangam leen nangam ndeyu yëf yi ba xale yi dañ koy def fo kon xale yi tey bu ñu doon xalaat di ko jëf ci xalaat boobu la ñuy nekk la ma cay xalaat nag parce que bëgguma xuus ci biir la ma cay xalaat nag moo di ne man gisuma ci histoire la yaa koy mën a gobeewu ko tey jii am na ñoo xam ne xaw naa leen miin tuuti tey te yàlla dañ ko ciy wax yàgg nañ ciy wax bu ñu nee nu mu tuddee am na film bu ñuy coow infidèle la wala. infidèle télé bi yaa ngi koy seetaan mais nga bàyyi ko dem fidèle c'est très simple. jarul xuloo jarul infidèle la ma ngi lay wane kenn nga bàyyi fidèle ay télé l'islam ngeen c'est fidèle nga seetaan leen. mais mënuñu tëgg nag parce que man dama respecté artiste ba tey ba doon jóg taxaw woo bu mu ñëwee dama koy sargal duñu ko. kon loolu ñu toog di gisee ci aw waxtaan nag ndax mën nañu waxtaan ci leneen waaye fii ñu toog di wax nii boo mënul seetaan infidèle nga dem seetaan ni fidèle un point un trait. kon Baye Bass ni ñu la déggee mooy ni que ànd nga ci scénario yi nga xamante ni nii nit ñi ñu ngi koy def léegi rawatina ay infidèle ay karma yi nga xamante ni nii bëri woon na coow lool. ba ci ONG bi di Jamra sax jotoon nañ cee jóg ci ay porter ay plainte série yooyu noonu. pour man Sénégalais day bàyyi li ñu war a wax dem ci li ñu warut a wax
par exemple je te donne un exemple daanañu tourner ci ndogu yi alors ñu gis benn comédien bu jóg comédien buy fuune sketch boo xam ne fiction la amul mais c'est pour égayer les gens tegoo ko foofu nga bëgg jël mu jóg julli xale bu jigéen bi romb mu xool ko nga bëgg jël loolu teg loolu dëgg te ña koy wax di ko toog dëgg ñu nekk ustaas ak nangam li ñu def ci torox tàng fii ci réew mi kenn mënul ko ñoo nekk ci xale yi ñoo nekk ci xale yu góor yi loo dégg ci lu ñaaw ci yu jëme noonu ustaas yaa ngi si ak sëñ su ndaw si mosu ngeen gis benn artiste boo xam ne ñu ngi koy jàpp te dafa kii ak wala dafa nekk ci xale bu ndaw wala pédophilie la mosu ngeen ko gis lu ñuy dox rek da ci moo ñaale réew mi moo ñaale si askan wi par contre kii bëgg jël boppam teg ko ci ne dafa jéem a teg te la muy def du ko jëfee loolu la ñu jar a seetaan lépp ci waxtaan ni ma la koy waxee fu ñu ko toogee waxtaan rek ñu tas ko ba mu gën a leer waaye du man maa ci ànd ak wala ànduma ci maa ngi nekk seen biir du ma toog nag ci deru nag di xas nag. kon ñoom daal mën nañoo jàpp ni que dañoo juum wala dañoo xamul exactement ni que téléfilm yi ay fiction la. ay fiction la. li ci gën a tóor sax xool ko ci léeg-léeg sax ba ci way yeeg yëpp da ngay gis koo xam ne kii tey jii une faatu géwël bu taxaw def ab robam ak ay nangam-ñangam ñëw taxaw way danga dem su bëgg yow defal ma robu faat géwël mais c'était une robe bu xam ne daf ko def ci kaw scène bi bu génnee ay yëre yu kii lay sol yëre yu cher yu normal mais Sénégal yi dafa bëgg lu nekk ci télé bi pour moom c'est une réalité bu subaa mën na ko doon non. mais Baye Bass est-ce que nekkul ni que suñu réalité moom moo demee noonu parce que tey ñun on a tendance à copier mais xëy na tey xamuñu lan lañ war a copier est-ce que du ñun suñu mentalité moom moo toll foofu parce que tey boo xoolee série bu mel ni Infidèle am na ci benn scène boo xamante ni ñëpp a ko ŋàññ muy scène bi Leena defoon loolu ñëpp a taxaw ne que scène ni rafet ñaawlu scène boobu kon boo taxawee tey nga ni yow nga joxe ci sa xalaat bu positif kon est-ce que tey jii nii du si ñun. c'est waxuma kalaas kii bu positif dem na lépp ci waxtaan mooy kii xam nañ toog di wax joo xam ne nit ñi dañ koy xam waaye kii xam bëgg jël benn affaire ñëw teg ko man ànduma ci waxuma ne dama ànd ak kii waxuma ne dama ànd ak kële dama ne nañ ñu bàyyi nous les artistes nous les comédiens nous les acteurs ñu libre parce que li leen di wan luñ leen ci wan am njàngale la yow nag yaa koy xoole côté positif ak négatif li ma lay jàngal yow seetal li la ci day nga jël ko mais boo bëggee jël benn affaire bu positif def ko te ci réew mi sañ naa koo wax ñun ñëpp njàngum naa féq la ñu jàng l'histoire wéy li ñu doon jànguñu ko dañuy leneenu keneen ñu imposer ñu teg ba ñu xool ci ñoom kon culturellement nous n'avons pas notre culture dañu yàgg jàng ji dama la koy toog di ko wax yow Feuz sa papa xamu nu mu tudd ma jaxeer par exemple sa yaay tudd ndew par exemple nga ñëw nga toog fu ngay jëkk jàng école mooy jàngal na sa maam baaxul te nga ñëw sa am réew di la jàngal saralamaa nekk ay Louis XIV est-ce que ñoo ko moom culturellement lañ lay jàngal def sa bopp di la ko wan nga daw wuti ko est-ce que yaa ko moom te nga awluti li nga moom ñun ñëpp suñu walutu ko nekk ci lu ñu moom lii doonu daal. d'accord kon loolu daal ci c'est à bas âge lañ ko def si ñun. ci waxtaan boo nga koy wax leen keneen wax leneen ma ñëw ñu janoo ñu waxtaan parce que àdduna xel la ak dégg-dégg. d'accord waaw. mais est-ce que Baye Bass yaakaaroo ni que tey ji liberté bi scénariste yi wala ak technologie fu mu toll et tout ça loolu moo waral nit ñi dem bay yenn scénario yi ak yenn scènes yi ñu koy def comme par exemple am na ci boo xamante ne aussi fan yi lay passé muy benn xale bu góor ak benn xale bu jigéen ñu nekk ci néeg di wax naka sa dul noonu ak def naka sa dul noonu ci loo xamante ne nii ab série la loolu est-ce que aussi nekkul liberté bu ëpp bi ñu leen accordé la. gisuma liberté mais nit ñi xam. que ne tey booy jouer benn scène boo nekkee ci lal tëdd y a le caméraman et son adjoint.
y a le preneur de son et l'ingénieur de son yaa kon salle bi day fees del fi ñu nekk di ñun ñaar la ñu gis. ana ñu yor lumière yi. ana ñu yor caméra yi. ana ñaar lan benn bind boo xam ne dañ koy teg la fukki nit ñu ngi la tiim lu fa mën a am. waaye da ngay xool la ñu bëggoon waxe ak fu ñu jëm ak fa ñuy àgg parce que man nañu tey ñu wane ma tey benn séquence boo xam ne dama ñëw pes sama jabar muy daw mu xëcc yére bi mu def yaramu neen génn ñu naa pas la mu wax ma ne ko joué jabar jël génn boo gis xëcc ko mu def yaramu neen taatu neen ñu wax ko xam nañu lu tax ma def ko nañu suivre film ba fa mu mujj ma jël la parce que déjà dañu ciy dugg est-ce que sama jabar boobu ma ñëw tey ñu tudd ko ne sama jabar la gisuma ko ci beneen action boo xam ne tey jii ma nga dem nekk ak leneen ba ma gis ko mu séen ma daw ma fekk ko ci kër gi bu muy gën ma pes ko rek muy dem ma xëcc séer bi est-ce que tu loolu mais est-ce que war nañ la ni femme bi de bala ñoo toog am lu ñuy wax dañu xaar ba mu àgg ñu seet ñoom lu tax ñu dugg ci waaye benn seen ñu am seen bi kay na sax am seetaay boobu web pour man d'accord ma ci loolu xel ak xalaat ak waxtaan. d'accord mais est-ce que yaakaaroo ni que tamit ni ngay waxee nii genre instant bi yéen théâtre kat yi parce que yéen théâtre ngeen doon def mais léegi téléfilm moo am parce que lu si bëri ñun man boog gisatuma théâtre léegi ay téléfilm rek laay gis mais est-ce que yaakaaroon ni que yéen da ngeen a xewi parce que yéen déggatu leen téléfilm daal temps yi moo xew. kon boo duggee ci téléfilm dafay am casting mooy man mi bindee sama scénario xool sama personnage maay def sama casting te man personnellement li ma def ci film waxuma téléfilm de film long métrage yoo xam ne ngay dem Europe di ko ca seetaan Europe lañ ma gën a xamee ko fii li ma def ci film moo ëpp lañ ma xamee ci théâtre donc bu ñu ñëwee nga ne xew wi da ngay gis ci théâtre ku bind scénario am jël personnage am def ci un homme âgé de 70 ans parce que c'est la vie dañoo bokk ci àdduna kon du ñàkk homme 70 ans du ñàkk homme 45 ans du ñàkk enfant de 7 ans ba dañuy jël enfant de 5 ans loolu yépp nag film moo ko man parce que dund gi ñuy dund la rek ñu koy wane wanewuñu mukk télévision wax wanewuñu lu amut li ñuy wax yow da ngay xam ne am na waaye kii la ko wen bu ko jëfee nga bëgg ko mere non xewi je sais pas luy xew ak xewi bon man téeméeri junni mais dañuy proposer ay téléfilm man may seet li may arrangé ak li ma defagoon ba fii ma toll am na loo xam ne dugal ko ci sama carrière daf may xaw a metti ma bàyyi boole ko 3/4 jeunes yi xam ne ñëpp yëngu ci téléfilm ci loxo yi la ñu jaar ñoo leen répété loolu ñoo leen taxaw parce que day gis ku ñoo xam ne yow yaa tax ma ñëw taxaw nga jàppale ko nga dugal bu yoree ay rôle am na si sax ci rôle yi ngay dégg ni parole yi ngay gis tey ci téléfilm yi nit di ko sama xel mii laa ko waxee waxal nii defal nii par contre am na ñoo xam ne dañ leen di jox seen scénario ñu ñëw seen scénario perban man fan nga nekk waa man dama amoon scénario ma ne ko ñu tase fii bu ñu tasee ma toog ñu wax lii ñu ne ko defe ni par contre nag yàlla mooy may am na yoo xam ne xalaatuñ ma fi ma toog si am ñu ngi def mi ngi baax l'essentiel que nañu am une réussite c'est l'essentiel mais xew moom ndox boobu ngay am téeméeri at lañ lay soxla waaw d'accord Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar notre plateforme d'information